asalaamaaleykum yéen mbokk internet yéen ñi nga xam ne yéen a safoo chaîne YouTube Tektal TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bëgg te di am contentement di ñëw ci seen émission bu bees bi nga xam ne moo di tudd vacances à Tektal TV présenté par votre présentatrice Nana Touré ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi nii ci plage Ngor incha ñu ànd ak yéen léegi xuus dugg ci biir xool waa sénégalais yi nu ñu ñëwee fii ci plage Ngor féete seen i vacances. waaw comme ni ngeen ko gisee bu ñu nee vacances moom lépp ngi ci biir foo kafre et puis ci été lañ nekk tamit moo tax gis nga plage yi écoliers yi di gën a taamu ndaxte ba jàng 9 mois dafa metti donc vraiment vacances lépp ngi ci biir kaf foore éducation bi ak lépp ngi ci biir donc ñu ñëw élèves yi jàng nañ 9 mois sonn donc 3 mois lañ am ñu tàmbali dugg ci biir xool élèves yi nu ñuy defee seen vacances fii ci plage de Ngor. Vacances yi jot na école yi tëj na xale yaa ngi kontaan di fecc di reetaan ñi vacances yi dem na ñi vacances yi ñëw na bàyyi ko bitim réew ñu vacances yi fii ci sunu réew di fecc di foo di reetaan ce sont les grandes vacances di fecc di foo di reetaan ce sont les grandes vacances. Oh, 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 ce sont les grandes vacances. Oh, 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 ce sont les grandes vacances. Su week-end yi jotee ñëpp dem ci plage yi concert yi moom doon nan rappeur yeeg musicien yi jigéen ñi sol seeni deux pièces ànd ak seeni góor di sangu xale yi. alors comme ni ngeen ko gisee vraiment ñu la jeune dame bi nga xam ne moom vraiment Paris la nekk ñëw vacances fii ci Sénégal nu mu gisee vacances Sénégal alors bébé maa ngi lay nuyu. ça va maa ngi lay sant. ça va yaa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah. alors noo gisee vacances fii Sénégal. vacances daal mu ngi neex mais Dakar dafa tàng trop nag. Dakar dafa tàng. non beaucoup trop. alors yow comme Paris nga jógee tout ça yow def nga vacances Paris def vacances Sénégal alors ba vacances Sénégal noo gisee fii ay yow et puis nga taamu vraiment plage yëpp nekk fi nga taamu plage de Ngor. plage de Ngor moom première fois laa fi ñëw franchement mu gën a neex sax yeneen plage yi parce que yeneen plage yi dañoo wéet te fi ne am na ambiance am na lépp daal. ah yow daal ambiance bi moo la ci neex. parce que am Paris amul ambiance. Paris amul waaw. fu wéet amul sax géej déjà mooy loolu. donc alors kon yow daal ambiance bi nga xam ne moo nekk Ngor vraiment moo la neex bu baax et puis yow tamit gis nga ne fii moo dàq Paris daal. fii moo dàq Paris kay loolu moom amul sax wax. kon est-ce que doo toog. non non damay ñibbi damay jàngi. da ngay jàngi. waaw kon ñu ngi lay béggee bu baax. d'accord alors yow comme en tant que sénégalais ban conseil ngay jox ci ñi nga xam ne ñooy ñëw fii ci fréquenter plage Ngor. nañ def attention seen bopp rek parce que ñii dañoo dof. en tant que jigéen aussi. en tant que jigéen franchement bu leen dem ci ndox bi nii te fekk solo nañ yëre yu baax quoi te ñi wóoruñu te lu ñuy def duñ ko tey ou bien ñoo ko tey ça dépend rek. alors merci beaucoup à vous mademoiselle. Anta. merci beaucoup. alors comme ni ngeen ko gisee ba léegi vraiment ñu ngi xuus ci xam nga mooy les vacances à Tektal TV vraiment ñu gis deux jeunes filles vraiment yu jongoma di leen laaj nañ leen di dundee seen vacances fii nga xam ne moo di plage Ngor alors maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. yow tur bi naka la. Sophie. yow tur bi naka la. maa ngi tudd Philomène Sène. alors vraiment yéen da ngeen jàng vraiment 9 mois nga xam ne dafa metti vraiment 3 mois de vacances donc ngeen am léegi yéen pourquoi ngeen choisir li nga xam ne moo di plage de Ngor. bon dañaa ñëw fii pour divertir tuuti parce que vu que sonn nañ si njàng mi ñëw fii pour jéem a dallu divertir tuuti daal. alors. moom noonu laa ko gisee ma tamit ndax c'est la première fois may ñëw fii Ngor te li ma gis fi moom neex na ma trop c'est que climat bi neex na et puis bëri na ay nit te day tax daal ngay gën a kii daal xam nit ñi yow. sentir à l'aise. waaw xamante nit ñi. waaw kon yéen ambiance Ngor bi moo leen intéressé. waaw man yàgg na di dégg Ngor mais man c'est la première fois may ñëw fii. kon yéen ñaar ñëpp c'est la première fois ngeen di fréquenter plage Ngor. waaw alors noo leen gisee plage bi. neex na bëri na ay nit bon. daf lay gën a motiver nga mën a ñëw beneen yoon da lay pousser daal que ngay ñëw de temps en temps daal.
alors. waaw comme li ma wax sama xarit bi léegi dama ko ne waa Ngor moom nii la mel Ngor moom neex na trop waa loolu laa ko jot a wax léegi. alors yéen en tant que élève aussi en tant que jeune fille lan ngeen di conseiller seen morom jeune fille vraiment ñi nga xam ne ñoo di ñëw ci plage bi. bon bu ñëw ñu def attention def ndànk parce que géej moom wóorul boo ñëwee ñun ñemewuñ ñoo tax ñu ñëw toog fii ñu ngi nii toog boobu ba tey di xool rek di photo wu aussi. alors yéen toog da ngeen ñeme wala ay ragal ngeen. non ñeme nañ sax mais awma envie sangu boo tax. bi sangu alors yow lan ngay jox conseil sa morom jeune fille nga xam ne ñoo fréquenté plage bi. ah man de moom ma ñëwee plage moom du ma ñemee dugg ci ndox bi moom ñemewu ma ko ni daal dama ne wóorul daa am xale yu góor ñoo xamante ne boo duggee ci biir ndox bi boo àndee yow kese tamit wóorul ci biir dañuy def lu danger ci biir looloo tax ñu ñëw fii ci toog daal loolu moo ñu gënal waaye neex na trop moom xam nga le fait que nga tëj école ñëw fii vacances tamit génn tuuti neex na trop waaw. waaw alors maa ngi leen di bëgg seen dernier mot lan la. bon di leen di remercier parce que yéen au moins ñëw ngeen ba fii di wax ak ñu ngi leen di remercier bu baax. waaw man tamit maa ngi leen di bëggee bu baax kontaan naa si yéen trop. kontaan nañ trop. ok allez merci beaucoup à vous aussi et merci pour la disponibilité merci beaucoup. alors comme ni ma leen ko waxee léegi vraiment gis ngeen plage Ngor du plage boo xam ne pour ñëw foo si ka foo rek la am na ñu bëri ñi nga xam ne dañ fay ñëw pour daan si dañ doole comme vraiment jaaykatu 2 pièces bi ñu gis fii ñu dajale si gars ñu ngi lay ziar. waaw delloo nañ la ko bu baax a baax. waaw alors yow comme niñ la gisee da nga ñëw ci plage Ngor bi di jaay ay 2 pièces alors jaay bi nu muy demee. bon waaw man maa ngi tudd Ousmane Ndiaye yàgg naa jaay si plage bi presque ça fait 3-4 ans maa ngi fi mais maanaam ni mu meloon rythme jaay bi ni mu meloon dëggantaan melatu ko quoi léegi njaay mi neexatul comme avant léegi xam nga rek foo bi daal moo gën a bëri ka njaay mi quoi nit ñi talatuñu njaay mi en général neexatul daal comme avant mais nag ñu ngi sant yàlla en même temps ñi bëgg a liggéey daal ñu ngi fiy foraatu ñu ngi am dara fii ku ñëw pour liggéey di nga liggéey ku ñëw pour leneen tam di nga ko fekk loolu la rek waaw ku nekk daal sa mission li la fi indi boo ñëwee am na fi. waaw alors ñu ngi lay laaj jaay bi nag mi ngi dox wala nu muy demee. sant yàlla moom ñu ngi sant yàlla ci été bi surtout ci weekend bi. waaw weekend nag lay gën a yëngu quoi mais tey moom xam naa peut-être finalu basket bi moo ko xaw a interrompre tuuti moo rythme bi quoi mais heure bi daal na fekk mu fees dell gën a neex quoi mais sant yàlla quand même. waaw dëgg la alors ñu ngi lay bëggee bu baax te di la wax comme yow jaaykatu 2 pièces nga yàgg nga ci plage bi vraiment ban conseil ngay jox jeunes yi nga xam ne ñoo di fréquenter plage bi. bon waaw man moom li ma leen di wax rek mooy lenn jeunes yi ñëw si plage yi nañ xam ne plage bii nii foo bii nii day wees te ku fi ñëw tam nga xam li la fi indi bañ fi ñëw di bàyyi loo daawul def sa kër nga ñëw di ko fi def làqatu sa yaay làqatu sa baay ñëw di def yenn affaires yi moom man d'accorduma ci loolu quoi man dama d'accord naa rek nga ñëw sangu noos foo mais pas nga ñëw di def yenn affaire sauvage yi quoi man je suis contre ça ku ñëw pour sangu nag def lu civilisé dem ñibbi mais pas yenn façon colin yi wala yenn comportement yi daal je suis contre quoi. alors gars ñu ngi lay bëggee bu baax maa koy jaay. donc ba léegi ñu ngi suivre suñu émission bi nga xam ne moo di Tektal TV à vacances ñu ngi ñëw fii ànd ak benn vendeuse benn maman bi nga xam ne mu tudd Rokhaya ñu laaj ko alors plage beeg njaay bi nan lay demee maman ñu ngi lay nuyu bu baax. maa leen di fay. comme maman léegi dañ lay laaj léegi yow comme chaque été ngay ñëw vendre nag été bi fii plage de Ngor bokk na ci plage yi nga xam ne moo gën a fréquenté Dakar nag yow booy ñibbi vraiment di nga sa li nga indi woon yëpp pour jaay lépp dina jar. dina jar liggéey jour weekend bi samedi ak dimanche bi nag mooy gën a neex mais jour yi si des tuuti rek la ñuy andi bu ñëwee fortaatu rek dem ñibbi. alors maman comme ni ngeen ko gisee fii plage de Ngor bëri na ay nit vraiment kon jaay bi ba duñ la indil benn problème nag ku ne fii daje des fois doo jànkonteel ay problème yi nga xam ne dina am ci njaay bi. ah dina am ay problème mais léegi ñu sàcc la léegi ñu sàcc léegi nga tasee client yoo xamante ni dañuy dëgër boppa client yoo xam ne dañuy dëgër bopp daal du ñu neex a jëndal jaaya xam ne nag yow miy jaay yow yaa war a neex deret rek yaa war ne deret dinaa xanteex ñu comme que yow da ngay si ut si xaalis nga jéem a naxanteex ñu ba am li nga bëgg rek loolu rek la nga yow ni jàmm sori. waaw alors maman ñu ngi lay bëggee bu baax di am contentement ci disponibilité waaw ñu bàyyi la nag comme yow jeune maman nga ñu bàyyi la nga joxe conseil ci nga xam ne jeunes yi nga xam ne ñoo di fréquenter plage bi. ah jeunes yi fréquenté plage bi moom amul danger ndaxte plage bi moo gën a paisible si plage yi nekk si côté bi yëpp amul benn danger waaw méthode nageur yaa ngi fi mais xanaa xale yi bu ñuy ñëw dañuy tàggu seen parents yi rek waaw ñuy tàggu seen parents yi rek waaw loolu rek laa
waaw comme dégg ngeen maman bi lu mu wax am na ci solo donc boo leen di ñëw vraiment parents yi dee leen di tàggoo affaire yi léegi nag ñu poursuivre suñu émission waaw xuus ci biir xool ambiance plage bi nu muy demee. waaw comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ba léegi ci plage Ngor donc ñu ngi am fii maître Assane Samb mi nga xam ne moo di responsable des maîtres nageurs ñu koy jox micro yi laaj ko été bi nu muy demee fii ci bi nga xam ne moo di plage de Ngor alors papa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. di kontaan aussi seen visite bi ngay ñëw def fii pour permettre ñu mën a waxtaan ak population bi maanaam fii moom la ñuy wax plage de Ngor la baie de Ngor je dirais que l'une des plages les plus fréquentées de Dakar et puis l'une des plages aussi les plus sûres parce que fii en général c'est rare nga fiy dégg ay cas de noyade loolu nag li ko def mooy ne yàlla daf ñu may ñu am géej goo xam ne soxorul waaw amul vague. amul courant amul dara boo xoolee comme piscine xale yu ndaw yi sax par exemple dañuy sangu kooku nag dafa nekk benn genre publicité boo xamante ne ñëpp fi la ñuy bëgg di ñëw daal xam nga booy dem plage toujours ba sa doom da nga yóbbu foo xam ne am na sécurité maîtres nageurs yi fi ne macha allah ils sont bien formés ñoom ñëpp dëkk bi lañ juddoo bon si plage bi la ñu fooyee ba ni ñu màggee donc xam nañu fu danger am ak fu danger amul yàlla def na suñu plage amul danger de long en large gars yi dañuy fay bon clientèle bi bare na. Quelquefois même il nous arrive ñun dañuy am ay problèmes sur par exemple la charge au niveau de la plage parce que plage bi aussi am na un taux boo xam ne moom la war a jël mais day am ay moments yoo xam ne day dem bu mu ëpp ñu ubbi une deuxième baignade mais toujours on essaie par exemple d'assurer li ko utale ak plage nii nag mooy plage nii boo fa demee dafa am danger maanaam am nay vague am na courant am na lépp pour nga sangu nii sax problème la fii nag loolu yàlla mel na ñu amu fi quoi loolu moo tax ñuy wax macha allah waaw plage de Ngor bon alhamdulilah danañ toog ay années yu bëri maanaam noyade doo ko fi dégg loolu moom bon li ñuy sant yàlla daal. alors papa yéen comme ni ngeen ko gisee été bi plage de Ngor comme ni nga ko waxee bokk na ci plage yi nga xam ne moo gën a fréquenté di Dakar nit ñu bëri ni ñu fi ñëwee noo leen di def ba gérer nit ñi yëpp ba cas de noyade yi du fi bëri macha allah vraiment bokk na ci plage yu gën a sûr ci Dakar noo leen di def ba gérer. waaw xam nga gérer boobu yëpp nekkul loo xam ne par exemple jafe na su fekkee par exemple man nga sa métier maître nageur nekk métier boo xam ne lu yomb la yombul waaw parce que c'est une question par exemple de sécurité question de vie donc dañ koy jàng man ko. soo ko mënul rek loo mënul rek ma boo xoolee ne problème mu ngi mel ni sa métier mii tey nga nekk technicien ci télévision soo ko mënul woon rek day andi jafe-jafe mais ñun dañ ko mën dañu nekk ay lébu judd ci màgg ci dem def formation am ay diplôme doon dugg ci biir métier mi donc boo ci duggee day yomb yàlla même ñu aussi ñu am plage boo xam ne amul danger donc day yomb li jëkk ci maître nageur li muy jëkk di def mooy la prévention prévenir tout ce qui peut causer une noyade lépp loo xam ne mën na andi noyade rek da nga ci jéem a taxaw déjà à l'avance baigneurs yi su ñëwee nga recevoir leen au niveau de la plage ñu toog bu ñu toogee ba pare sax bu fekkee dañuy dugg ci biir ndox mi nga leen xool vigilant am na loo xam ne suñ ko bëggee def nga tere leen ko à l'avance dañ ci dem noyade du am lépp luy causer noyade rek waaw da nga ci taxaw c'est ce qu'on appelle la prévention il faut toujours par exemple prévenir maanaam xubeeku balaa ngay lakkale loolu mooy di jëkk ci kaw maître nageur gi léegi mu des léegi par exemple ñu dugg ci biir ndox mi bu ñu dugg ci biir ndox mi loolu bàyyi ñu def lu leen neex ki mënul feey waaw mënul ndox boo ko seetaanee rek mu doon boppam te fii 85% yi fi ñëw mënuñu feey foog nga assurer nag c'est comme une vigilance taxaw di leen xool di wax ak ñoom suñu génnee suñu toogee ci kaw bu ñu demee ba lekk ba pare bu dugaat ci biir ndox mi nga ñëw wax ak ñoom nañu toog ba rees ba léegi ba rees ñu doon dugaat ci biir ndox mi waaw joxe ay consignes ay conseils waxtaan ak ñoom ñi leen di àndal affaire dem noonu parce que fii groupe yi ñëw plage ba bare toujours fermeture école bu ko amee xale ñoo jëkk ñëw jardin d'enfants yi ñoom ñoo jëkk ñëw bu ñu paree xam na fa bon y a le lycée comment dirais-je l'école primaire après secondaire bi door ñëw université door ñëw ñoo ñëw voilà bu ñu ñëwee jamono ku si nekk xam noo koy gérer mais loolu sax foog nga am expérience yàgg fi j'ai fait 20 ans ici sur cette plage en tant que chef de maître nageur 20 ans xam nga lu tuuti donc xam naa plage bi min naa ko xam naa baigneur bi bu ñëwee nan lañ koy recevoir rek comme nan lañ koy accueillir bu demee ba dugg ci biir ndox bi bu duggee ci biir ndox mi am na nu muy nekkee nga nekk ak moom surveiller ko mu ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm loolu sax mooy suñu liggéey loolu moo tax par exemple ñu am force boobu quoi léegi nag koo dëgg rek ngor la lay wax ngor koo ne plage rek mun la ngor sécurité moom am na fi moom c'est clair plage bi rek ngay gis ñu sangu 2 heures du matin on ferme la baignade à 18h à 19h mais aussitôt après sangu lépp baignade day feesaat gaa yi ngi fi sangu naan seen ataaya lekk seen lakk jën sangu ne ba ay 2h 3h du matin ngor rek nga koy gisee xamul tax c'est parce qu'il y a la sécurité les plagistes là ñoom aussi dañuy participer si sécurité plage bi parce que ñoom ñoo ñëw ñoo lay loué tente ñoo lay lëlëm ñoo ñëpp c'est des Ngorois xam nga moi suñu participer wul rek sax dañ def xay te pourtant saa yëpp ngi fi yaa ngi dégg li may bëgg a wax voilà affaire bi noonu la demee quoi
ñu la demee waaw. alors papa ñu ngi lay bàyyi nga joxe sa dernier mot aussi conseil bi nga xam ne moom nga jox jeunes yi nga xam ne ñoo di fréquenter en tant que maître nageur ñooy fréquenter plage bi nga xam ne moo di plage de Ngor. Voilà le dernier mot mooy un conseil à donner aux baigneurs maanaam ñii ñëw Ngor ñu xam ne Ngor c'est pas n'importe quelle plage c'est une plage surveillée avec des maîtres nageurs bu ñu ñëwee nañu déglu maîtres nageurs yi képp ku ci am problème voilà bu fekkee par exemple da nga am loo xam ne par exemple métti na la fi wala dañu la fay def parce que y a tout ah saa yaa ngi fi ñëpp a ngi ci ay pervers ñëpp a ngi ci biir bu ñu ñëwee lépp lu leen métti rek nañu oo maîtres nageurs yi wax ak ñoom c'est facile de les identifier ils sont habillés comme moi maîtres nageurs sauveteurs seen ginnaaw kii ñun ñëpp ñu ngi ak sifflet xam nga wax donc am nañu ay tenues yoo xam ne boo lañ koy rek ñu ñëw secourir la jox la conseil sax comme ça jàmm la ñooy quoi. léegi kon ñu revenir ci Assane Samb laaj ko également lan moo tax ñu bëri nit ñu bëri boo leen laajee plage Ngor dañ fi bañ a ñëw ragal a ñëw nag dañ naan dafa bëri nit complexe bokk na ci plage les plus fréquentées de Dakar aussi bokk na tamit est-ce que du manque de vague bi moo tax ñu laaj ko maître la tax nit ñi di à chaque fois boo leen ne plage Ngor ñu fiy ragal a ñëw naan plage Ngor c'est moo nekk plage boo xam ne bokk na ci fréquentée de Dakar du moins donc ñu ngi leen di laaj lan moo waral loolu manque de vague bi la wala. waaw xam nga boo xoolee comme yow pour question bi nga posé c'est très rare nga laaj nit naka plage de Ngor mu ne la man du ma fa dem parce que dafa bëri nit peut-être que c'est l'encombrement xam nga fu bëri nit boo ñëwee day bëri buuxante peut-être que ñoom bëgguñu buuxante boobu mais am na leneen lu ñu soxla mooy sécurité bi mais sécurité boobu sinon mu ngi fi yaa ngi dégg li ma wax mais en général samedi dimanche léegi na bëri mais dans la semaine boo ñëwee dana bëri nit. mais dana tane quoi mën ngaa ñëw sangu ñibbi boo xoolee sax na boo xam doo am problème mais les week-ends boo xoolee y a trop de monde bon peut-être que rumoulement boobu buuxante beeg jënd ticket beeg tout ça là boo ñëwee quelque fois doo am place fii da nga ñëw doo am place sac soo doo am foo ko teg ñoom ça nous arrive souvent loolu mooy par exemple la sécurité qu'il y a au niveau de la plage loolu moo koy waral quoi léegi dama lay revenir sax ci beneen côté la baignade de nuit on ferme la baignade à 19h bu jotee dañuy gën a ñëpp ci biti mais 5 minutes 10 minutes après ñëpp dañuy dugaat ci biir ndox mi boobaa maîtres nageurs yi ñibbi nañu man maa fi des man j'assure la permanence xam lu tax ñu daan ñibbi suñu kër ñu woo ñu téléphone si lu ma nañu xam am na fi benn waay bu fi am problème affaire du noonu quoi ñu obligé ñëwaat léegi bu ñëpp ñibbee en tant que chef man je reste là quelquefois je suis là jusqu'à 22h 23h quelquefois man maa ngi fi ba minuit mais xam naa ne sama dernière heure moom toujours fi laa julee géewee door a ñibbi waaw les samedis et dimanches dana méttiwaay boo xam ne comme lu ko wax y a du tout nag lépp ngi fi maîtres nageurs yi suñu ñibbee les baigneurs sont libres ku nekk day def lu la neex xale yu jigéen yaa ngi si biir xam nga dañ leen fa fekk dañ leen créer ay problème yaa du n'importe quoi cas de viol sax day am fi waaw loolu moom laa la bëgg expliquer que ne instant boobu sécurité bi fi nekkoon néewti fii parce que ñu doon assurer sécurité ñibbi nañu xam lu mu wax léegi nga gars yi bu ñu nekk si biir ndox mi dañuy def lu leen neex yooyu yëpp mu ngi fiir yàlla cas de pédophilie bi bëri woon na fii dégg naa benn émission téléphone ko naka xoolal ñun ñu ngi joxante rendez-vous sur la plage de Ngor ñun loolu ñun xam nañ ci dara ñun parce que ñu xeex naa ko fi ba taay man ñu daan toog ba timis ñu yor suñu yet dugg ci biir ndox mi sama di xeex góor jigéen ñi fii ma woon seen place de rendez-vous mais léegi boo xoolee ñu si bëri dem nañu waxuma ne ñëpp dem nañu de am na ñu fi ñëw ba léegi dañuy nëbbut waaw pas comme avant mais fii dañ fi daan daje ñun dañ daan toog di leen pourchasser di leen pour ñu jóge fi yooyu mu ngi fi amoon nañ fi ay cas de nu ñu koy waxti encore cas de violence ci biir ndox mi waaw fekk la nga takk jaar wala chaîne bu mu la ñu dagg ko ci biir yooyu yëpp amoon na fi mais yëpp xeex nañ ko. d'agression ci biir ndox mi waaw takk jaaru wala lam bu rafet wala chaîne bu rafet xam nga ñu dagg ko dem yooyu yëpp xeex nañ ko waaw amatu fi quoi. amoon na fi ay jamono comme ne ku nekk daan ñëw andi ballon bëgg a football dafa xat ñëpp mënuñu football yooyu yëpp xeex nañ ko pendant des années man li mu fi ne yëpp yooyu doon ko doon xeex mais newoon na plage boo xam ne à un moment donné méttoon na lool mais fi mu ne nii bon macha allah réglé nañu lu bëri waxuma ne lépp jeex na mais des na ba léegi ñu ngi xeex. dafa am benn communiqué bu tuuti bu mu bëgg a lancer au maire de Ngor mu dimbali ñu xam nga ma ñu électrifier chaque les plages ñu éclairer ko bu ci defee lumière dana baax lool guddi gi bien vrai que ne sécurité am na fi mais bu boobaa soog sécurité dina gën a yaatu quoi loolu laa amoon lu si dolli quoi. ok papa donc ñu ngi lay nuyu bu baax di la remercier ci disponibilité bi te di la wax à la prochaine fois di la bàyyi aussi merci ci conseil yi yëpp waaw et puis nga wax tamit ci Tektal TV loo xalaat ci Tektal. non Tektal TV wu sax boo xoolee sax dama ciy kontaan xam nga tax parce que kii sama waay la yaa ngi fi ñëw di def émission Tektalam yooyu quelquefois sax mu daan njëkk sax ma woo ko téléphone ñu wax dama ko gis nag moo tax ma joxul carton rouge quoi mais sama waay la merci Tektal TV merci beaucoup. merci beaucoup ok merci kon ñu xuus jàll ci biir wéyal émission bi bébé maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors tur bi nan la.
man Tako laa tudd. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi nan la. mami la. alors yéen vraiment plage yi nekk Dakar yi bëri nañ yéen lu tax ngeen taamu ci plage Ngor. waaw plage Ngor boo gisee ñu taamu ko dafa gën a simple ci plage yi neex na amul benn danger loolu moo tax ñu gën ko taamu tamit te calme na daal waaw. alors yow loo xalaat ci plage Ngor. ah plage bi yaatu na féex na te jàmm ji bëri na fi tamit loolu moo tax ñu fiy ñëw. alors yéen taamu ngeen ci plage Ngor vraiment jàmm jëg yëpp mais gisoo leen fi benn négatif bu am ci plage Ngor. non non man de plage yi nekk fii yëpp man plage Ngor laay ñëw wax dëgg fa yàlla gisuma ci benn négatif wax dëgg fa yàlla moom dëgg rek bu jotee wax man moom gisuma ci lenn loo xam ne conséquence wala luy gaañ nit boo. alors yow gisoo benn négatif ci biir plage Ngor bi. non non ñun suñu ñëwee suñu jàmm rek toog jàpp suñu jàmm di waxtaan ñun loolu lañ xam daal loolu lañ fi gis bokk waa gisuñu leneen daal. alors yéen en tant que jeune dame lan ngeen di conseil vraiment jeune fille nga xam ne ñooy fréquenté fii ci plage Ngor bi. waa xam nga nit moom buñ ne vacances moom dëgg la féexal sa xol mu ngi ci waaye tamit nga dund ci sa bopp yow na nga gëm sa bopp rek àddina daal jeune moom lépp loo gis rek gëm sa bopp du dëgg boo nga ñëw plage pour féexlu sangu naan sa ataaya dem sa yoon waa bu été bi jeexee nag ku nekk delluwaat ci li nga nekkoon élèves yi dem jàngi ñuy liggéey dem liggéey mu jeex daal ma noonu laa ko gisee daal. alors yow ban conseil ngay jox jeune fille yi nga xam ne ñooy vraiment ñooy fréquenté plage Ngor bi. waaw li ma leen di jox comme conseil bu ñu ñëwee nañ def li leen indi mooy toog féexlu sangu après ñu ñibbi man daal loolu laa gis parce que ñu bëri dañoo ñëw pour féexlu waaw loo leen fi indi daal mais ku nekk nag xam nga rek ku nekk ak li la tax a jóg mais nag loolu laa leen di conseillé comme vacances la ñu wax nañ def vacances bi ak jàmm ak salaam. yéen daa mel ni ay célibataire ngeen de. waaw ay célibataire lañ nag waaw noonu la dëkk bee ko laaj tamit Macky Sall tam dimbale wu jeunes yi de xale yu góor la war a dimbale pour ñu mën a jël xale yu jigéen yi. mën a takk jabar ñu takk jabar tamit xale yu góor yi tamit seen poos yi diisul ba ñu mën a takk diisul de ah diisul ko ah man de loolu laa gis ku fi yóbbu doomu jàmbur itam di nga ko jang-jangiwaat yóbbu lu xola fii góor ñi rek a fees ci place bi du jigéen ñi de góor ñi célibataire yu góor yi kese fi fees loolu dong la de. mais yow fii ak déwén di nga am jëkkër. ah incha ay waay amin waay. alors comme ni ngeen ko gisee ba léegi vraiment ñu ngi poursuivre suñu doxantu mi nga xam ne moom la ñu amal plage Ngor vraiment ñu toog ak sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaye maa ngi lay fay soxna si. sa tur bi nan la. man Pape Mbagnick Fall laa tudd. Pape Mbagnick Fall alors ñu ngi lay nuyu sëñ bi. man ñoo ngi lay fay. tur bi nan la. Talla Ndiaye. Talla Ndiaye alors sëñ bi lan moo la neex ci plage Ngor yow. non plage lu ma ci neex dama ñëwoon juste rek pour xam jël air rek quoi parce que boo liggéey lundi ba weekend bi moom yaakaar naa ne war nga mën a ñëw jël air quoi loola rek. ah yow kon soulagé wu ci weekend bi moo lay indi ci plage. waaw moo ma andi ci plage bi quoi. alors yow plage à Dakar yi ñu gis Dakar vraiment bari nañ lan moo tax nga taamu ci plage de Ngor. parce que daf ma gën a jege rek looloo tax quoi te nekk na plage boo xam ne da nga fiy ñëw waa Ngor dañ lay accueillir ci jàmm ak salaam daal macha allah. alors yow lan moo la gën a neex ci plage Ngor. plage Ngor dafa neex féex am air tamit daa am sécurité quoi parce que gars yi maîtres nageurs yi fii la ñuy nekk doo mën a lab da lay tenir di la xool mooy loolu dafa neex quoi. yow sécurité bi moo la neex ci plage Ngor. waaw sécurité bi waaw. ak ambiance ak ambiance beeg yooyu noonu yëpp ak jigéen ñi surtout jigéen ñu mool ñi waaw. jigéen ñi mool ñu ngi fii plage Ngor. waaw loolu nga gis waaw loolu laa gis. mais yaa ngi jël ci bool yi. bu baax sax waaw. waaw kon alors sëñ bi yow en tant que jeune homme ban conseil ngay jox vraiment jeunes yi nga xam ne ñooy fréquenter plage de Ngor. conseil bi mu leen di jox mooy nañ gën a defaraat plage bi rek parce que nekk na plage boo xam ne vraiment buñ ko defaree daal ñoom dinañ ci gis seen bopp parce que ba ma ñëwee ci entrée bi gis naa ñii ñoo ngi nekk ci parking bi am na ñi nga xam ne ñoo ngi maîtres nageurs yi ñoo ngi nekk ci plage bi daal xam nga di gérer sécurité bi li mu leen di gën a conseil mooy que nañ góorgóor seen plage daal bañ ko yàq daal parce que plage nekk na loo xam ne yombul quoi du dëkkeeb la am kon bu ñu yàlla séddee plage yu mel nii daal nañ ko gën a defaraat daal ba ku gan bu jógee daal ñëw fii daal sentir ci boppam daal. alors yow daa mel ni gisuñu soxna sa wet de. waaw soxna si nag moo ngi lay di sangu quoi. ah kon yow marié nga. waaw je suis marié bokkoo ci célibataire yi quoi. non du ma célibataire yu yàqu yi quoi. ñoo yàq. alors yow élève nga. man élève laa kay. yow ban classe ngay def. man troisième laa doon def ren. am nga BFEM. waaw am naa ko kay. alors félicitations. merci waay. léegi yow en tant que jeune élève yow ban conseil ngay jox élèves yi nga xam ne ñooy fréquenter plage de Ngor. non élèves yi ñu wàññi tux bi waaw parce que ñu ñoo war a jox bonne attitude seen xale yi quoi waaw tamit ñu wàññi jigéen ñi parce que jigéen ñi dañuy tàddeel rek
te ñun dañoo war a jëm si kanam quoi mooy loolu. ah yow loolu nga gis. waaw loolu laa jigéen da lay tàddeel. non dañuy tàddeel. waaw kon yow jàngal ba ci kanam après nga doog a gérer ci booy. waaw loolu laay def sax. ok merci beaucoup. ok merci beaucoup à vous et merci pour la disponibilité. alors sa dernier mot. sama dernier mot mooy sa dellu santaat yàlla rek comme li ngeen waxoon daal jeunes yi bàyyi xel daal ci place bi daal te xam ne place bu am solo la quoi loolu laa amoon lu may wax. alors merci beaucoup. donc ñu ngi poursuivre suñu émission ba léegi vraiment ñu ñëw fii du élèves yi kese nag ñoo ñëw ci plage Ngor pendant vacances été bi tamit daf koy soxla vraiment ngeen di ñëw ci plage bi di bëgg di happy alors sama gars yi maa ngi leen di nuyu. waaw ñu ngi lay siyaare yow. alors yéen lan moo leen gën a neex ci nga xam ne moo di plage Ngor vraiment plage yu bëri nañ fi mais yéen da ngeen préféré ñëw ci plage Ngor. waaw yaa ma nga xamante ne ñoo ñëw pour féexlu xam nga yëmbal dafa tàng te Ngor moom féex bi fii la nekk moo tax ñu ñëw fi bëgg a féexlu naan maag sama gars yi ñoom Lufa ñoom Zal gars yi ñoom Jibi gars yëpp. waaw alors sama gars yi. waaw ci plage. Ngor moom deful lu neex moom xam na yaa ma nga ay plage ay Malika yi ay yëmbal li am Ngor amu fa waaw Ngor fii Ngor rek ngay ñëw gis stéréo yaa ma gën a nëw moo tax ñu fi ñi dagg tigee di ñëw ba fii yaa ma gën a xaw. kon yéen fi ngeen jógee nu mu soree yëpp Malika ak yëmbal mais yéen fi ngeen taamu daal plage Ngor bi parce que fii am na ambiance ak lépp ah. waaw xam nga ambiance moom fii la buujoo fii mooy Ngor yaa ma gën a xam. waaw kon xale jigéen yu rafet yeeg yëpp mbaa. yëpp fii la neex yu baax yëpp fii la neex yu baax yi neex yi lépp fii la neex. waaw kon baax na maa ngi leen di bëggee bu baax te di leen wax ngeen jox conseil seen moromu jeunes yi nga xam ne ñoo di fréquenter plage bi ban conseil ngeen leen di jox. yaa ma gën a xam daal sama gars yi fii gaan bu ñu ñëwee gaan xalal waaw nañ def attention soulager nice bañ a jàpp xale yi di fooyee nag yàlla boo ñëwee loolu am na ci solo li ngay wax noonu am na ci ñëw sangu nice nekk nit booy indi sa soo xam ne sa soo ngay def booy indi sa soo nag nga xam nga gëm yàlla quoi toog nii comme mën nu ma def waaw gëm yàlla bañ a jàpp xale yi rek ci biir di baaraam comme gars yi ni ñuy def booy. waaw ok maa ngi leen di bëggee baax di leen ziar. waaw yaa ma gën a xam. alors comme ni ngeen ko gisee ba léegi vraiment ñu ngi poursuivre suñu émission bi nga xam ne moo di les vacances à Tektal TV ñu ngi ñëw fii di benn mbaar laaj élèves yi ñoom ni ñuy dundee seen vacances fii nga xam ne moo di plage de Ngor alors sama gars yi ñu ngi ziar. waaw ñu ngi delloo ziar bu wér. alors dama leen di laaj yéen ñoo leen di pourquoi yéen vraiment plage yi nga xam ne nekk na Dakar bëri nañ ngeen taamu ci plage de Ngor. c'est que Ngor xam nga rek Ngor boo fi ñëwee da ngay am jàmm te Ngor neex na da ngay firi daal mooy loolu noonu moo tax ñu taamu si Ngor. happiness bi daal. mooy loolu Ngor moom. ambiance beeg yooyu. ambiance moom dafa neex moom Ngor xam nga rek. léegi dama leen di laaj yéen vacances 9 mois xam nga jàng 9 mois metti na trop léegi vacances 3 mois vraiment ci été bi noo leen di dundee seen vacances da ngeen di ñëw chaque weekend organiser sortie fii wala nu muy demee. dañuy ñëw chaque weekend dañuy ñëw organiser sortie delluwaat chaque weekend waaw chaque weekend. daal moo leen neex. waaw neex na quoi waaw. waaw kon maa ngi bëgg sama gars yi bu baax te di leen remercier. allez seen dernier mot et puis ngeen jox conseil seen mbokku jeunes yi nga xam ne vraiment ñoo fréquenté plage de Ngor bi. waaw plage de Ngor moom loo fi indi rek. boo fi ñëwee pour jàmm da ngay am jàmm soo fi ñëwee pour leneen da ngay am leneen te nit ki war nga ñëw dund li ngay dund ba dem tamit te jàmm ñëw si jàmm dem si jàmm daal mooy loolu. alors merci ci conseil bi alors bonnes vacances à vous et merci beaucoup. merci bëgg naa leen de. vraiment comme ni ngeen ko gisee plage Ngor bëri na ay jeunes yi nga xam ne dañ fiy ñëw pour été wu foo kafre mais bëri na aussi ay jeunes yi nga xam ne dañ fay ñëw pour liggéey si pour daan seen doole ci été bi donc sama gars yi ñu ngi leen nuyu bu baax. waaw man maa ngi leen di fay maa ngi tudd Amadou si plage bi laay dóoree. waaw léegi yow lan mooy sa liggéey ci plage bi. fii nii parasol yi ngay gis boor bi nii yëpp maa moom ak kabaan yi nekk si ginnaaw. waaw kon yow daal maanaam bu ma la déggee yaay luweekatu plage yi parasol yi du moins ak kabaan yi nekk fii. waaw noonu la demee. waaw kon alors liggéey bi ñu ngi lay laaj ba xam dox na dina dox ci été bi surtout weekend bi nu muy demee. waaw samedi beeg dimanche bi moom dañuy sant yàlla ndax samedi beeg dimanche bi day dox moom mais jour ordinaire da ngay takkale rek. loo am rek loué mais samedi ba dimanche bi da ngay am sa prix fixe booy loué sa kabaan yeeg parasol yi. kon daal yéen comme ni ngeen ko gisee jeunes yi vraiment ñëw ñu ci plage yi pour foo wala dara am na ay jeunes yoo xam ne vraiment liggéey moo leen fii ni daan seen doole kon ñu ngi leen nuyu bu baax. waaw maa ngi leen di fay bu baax. waaw te di la wax yow ban conseil nga am comme yow di nga gis ñi yow yaay loué parapluie yi ak kabaan yi ban conseil ngay jox vraiment jeunes yi nga xam ne ñooy fréquenté fii surtout ñi nga xam ne dañ cee taabu kabaan yi. waaw. jeunes yi moom lu ma leen di conseillé bëriwul mooy ñëw soulager moo leen fi indi bu ñu soulager nañ def lu leen fi indi rek dem ñibbi mais am na ñoo xam ne dañuy ñëw di yàq place bi dañuy ñëw di dugg ci tente jàmbur yi di yóbbu seen i bagage te loolu noonu ñun la ñuy indil problème ñun ñii di luyee ci kabaan yi la ñuy indil problème ñu ngi ñaan képp koo xam ne soulager indiwuloo fi rek nga bañ a ñëw ci place bi waaw.
ok ñu ngi lay bëgg bu baax. waaw man maa ngi leen di fay bu baax. ok mais alors ba léegi ñu ngi poursuivre émission bi nga xam ne moo di les vacances à Tektal TV ok ba léegi ñu ngi ci jeune fille comme ni ngeen ko gisee vraiment jeune fille vraiment bëri nañ ci plage bi et tout ça alors ñu ngi lay nuyu soxna si. waaw soxna si maa ngi lay fay bu baax a baax. tur bi nan la. man Fatou Diagne. alors Fatou Diagne yow élève nga. waaw élève la waaw. donc da nga ñëw profité ci vacances yi ñëw ci plage bi nga xam ne moo di plage Ngor vraiment pour été wu. ok noonu la demee sax genre dama ñëw pour soulager yaa ma gën a xam pour xam nga rek fekk suñu xool daal. alors comme plage yu bëri nañ à Dakar mais yow lan moo tax nga taamu ci plage Ngor. waaw nee nañ képp ku yalwaan rek sa dëkk daa taggu ndax Ngor laa dëkk moo tax ma ñëw fii yaa ma gën a xam. yow Ngor nga dëkk moo tax nga ñëw alors noo gisee plage Ngor. waaw genre plage Ngor moom c'est bien neex na aussi am na jàmm am na sécurité tout sauf chaque jour daal maa ngi fi indi. di xapi daal yaa ma gën a xam no stress daal. kon yow vacances yi neex na ci yow. waaw vacances neex si man waaye genre dañoo xam ne léegi mu jeex. waaw léegi mu jeex benn instant waaye xanaa balaay jeex bokk dañ jiw fii suñu xool daal. mais dañaa gis nga toog yow kenn seul de ani monsieur. maa ngi nii. célibataire nga yow. daa mel ni ci kaayu célibataire yi. waaw yaa ma gën a xam si kaayu célibataire laa bokk. waaw non day ñëw monsieur dina ñëw. alors comme yow en tant que jeune fille ban conseil ngay jox jeunes yi nga xam ne ñooy fréquenter plage Ngor. waaw plage Ngor ku fi ñëw dama bëgg nga xam ne du la fi indi daal genre nga jox ko nga xam ne genre chaque jour maa ngi fi waaye dama gis ay cas yoo xam ne nii mooy loolu daal waaye man loolu contre naa ko dama bëgg ku ñëw plage Ngor rek pour nga féex a soxal moo tax nga ñëw fi waaye gis naa ay genre nit yi sangu teg sa greffage sëba kenn ñëw yollee ko dem yóbbu ko nit teg portable am dem sangu genre kenn ñëw yollee ko yóbbu ko gis naa ko à chaque fois su ma ñëwee fii moo tax ku toog sama pegg ne teg bagage ma ne ko jëlal ndax gis naa cas bu garaaw bu mel nii te bëgguma mu dal la comprendre nga te bu nekk sama sago bi yëpp jéem kaa éviter fii am na sécurité daal benn instant waaye sécurité bi moom bu nekk sama sago dégg na yokku ndax genre mënuma comprendre nit di ñëw fii pour choisir waaye bu tegee greffage bi yóbbu ko bu tegee portable bi yóbbu ko. yow daal gis nga violence bi ak agression bi bëri na ci plage bi. bëri na ci plage bi trop bu nekk sama sago noonu yëpp nañu ko jéem éviter waaw. alors mami lan mooy say dernier mot. sama dernier mot moo nekk ne maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi dem ba suñu village Linguère di nuyu ñëpp di wax leen laa Linguère namm naa leen trop di wax sama yaay ñu dëkk Yëmbal namm naa ko Mati Ndiaye Jean samay xarit ñun ñëpp waaw di bisou sama copain musique mi ngi fii plage Ngor yaa ma gën a xam. ok merci beaucoup mon copain ñu ngi lay bisou bu baax. allez donc ñu woyal suñu doxantu ci biir plage Ngor. alors ñoo ngi nii ànd ak Bathie Diop mi nga xam ne moo topp ci responsable maître nageur bi comme ni ngeen ko gisee léegi Assane lañ amoon foofu léegi ñu ngi am Bathie Diop fii di ko laaj lan nga xam ne moo nekk positif ci plage Ngor bi ak lan nga xam ne moo nekk négatif ci plage Ngor bi ñu bàyyi ko mu nuyoo. waaw maa ngi lay siyaar soxna si di wax ne kontaan naa si interview bi donc fi may jëkki mooy lu ñu gën a naqari si plage bi mooy lenn rek la muy bain de nuit yi. parce que déjà cas yi ñu fi amoon année passée yëpp si benn nuit bi lañ ko amee à partir de 23h la am donc loolu pour mu ñàkk il faut que peut-être dama naan bon gendarmerie Ngor wala mairie de Ngor ñoom autorités yi suñ ci waxee xëy na loolu mën na ñàkk mais ñun fi ñu mën a yem juste rek mooy 19h pile ñu génne bannière yëpp donc bu ñu leen génnee ñu taxaw ba ñu ñibbi ñoom dañuy duggaat si ndox bi te loolu li mu mën a jur dafa bari. te donc te comme ñun duñu ay gendarme duñu ay policier donc wax rek lañ ciy mën sensibiliser nit ñi xamal leen ne leen lii mooy règlement plage bi muy que da ngay ñëw le matin à partir de 10h ñun ñu ngi si plage bi jusqu'à 19h donc li nga xam ne daal moo ñu gën ne mooy parfois si bannière dina am ñoo xam ne dinañ dégg parce que du moment que ñun ñu ne fi certes suñu liggéey dina metti mais parfois dina yomb si ñun parce que bannière dinañ leen wax ñuy dégg dinañ leen mën a canaliser donc c'est comme ni mu mel un dimanche comme ça nga gis ne maître nageur yi chaque moment ñu ngi jalonné si plage bi ñenn ñi ñu ngi si balise bi ak seen planche yi ñenn ñi aussi ñu ngi si biir ndox mi pour xool cas de viol yi parce que parfois dañ ko fi jàkkoonteel yu métti sax te li koy indi yëpp mooy baigneurs yi mais aussi parents yi tam man dama dirais que ne am nañ si responsabilité benn bi parce que lu tax sa doom suy dem géej muy sa doom muy sa rek wala muy sa mag li yoon mooy nga xamal ko ne que su demee plage Ngor war na mën xool lu muy def parce que n'importe qui rek moo la war a jël ne la kaay ma jàngal la nga dem ñun dañuy am uniforme soo ñu gisee xam nga yéen dèjà da ngeen ñëw gis ñu jubal si ñun mais baigneurs yi dañuy ñëw gis benn waay bu sol ay lunettes tam wala benn waay bu yor sol silviem ñu ñëw mu ne ko kaay ma jàngal ko après mu dem léegi nag bu ko yóbboo bu fa nga xam ne du am pied
ndaw si day obligé mu ko toog c'est automatique parce que day ragal ne su tegee tànkam si suuf du am pied léegi fu muy amee pied mooy su lonkoo si waa ji nag dafay profiter pour def ko lu ko neex léegi nag ñun duñ mën ne si ndox bi à n'importe tout le moment pour que ne di xool surveiller loolu ñun mënuñu ko lu ñu mën mooy derrière baigneurs yi dañuy mën a nekk si balise bi taxaw kenn du dépassé du am danger mais su fekkee dañuy def loolu nga yóbbu foo xam ne xamoo ko bu yuuxuwul mënoo def intervention donc loolu daal lañ bëgg même bu dee gendarmerie Ngor mën nañ ñëw ou bien police Ngor bi mën na ñëw ñu civilu dugg si ndox bi ak ñun bu ñu gisee cas yu mel noonu ñu jàpp leen comme ça xamal leen ne lii du yoon loolu daal lañ moo ñu fi metti lu ñu fi neex aussi mooy que ne plage bi calme na amul danger te c'est fréquenté ñeen bañee di fii ñoo xam nañ ne carrément wax dëgg yàlla amul benn danger wax dëgg yàlla donc loolu daal moom laa amoon pour wax ko bu ñu autorités yi déggee aussi ñu jàpp nañu bu baax après loolu rek bon j'espère que ça va quoi. ñu ngi lay remercier bu baax te di la wax aussi nga joxe sa conseil jox sa dernier conseil nga xam ne moo di baigneurs yi fii ñëw di sangoo. ok li ma leen di conseil mooy que ne bu ñu ñëwee lu mel ni plage Ngor bi xam nañ ne plage bi amul danger sangu yomb na da ngay dem ba nga xam ne ndox bi passé na sa digg nga toog sangu calmement kenn du la déranger mais su fekkente ne da nga dem ba ndox bi yam dépassé sa put bi doo am pied foofu automatiquement di nga am problème mais boo yemee fi nga war a yem du am problème donc loolu laa leen di conseil bu ñu ñëwee ñu yem fi ñu war a yem bu fekkee dañ am problème wala miiruñu ndox bi bu ñu ñëwee si maître nageur bi laaj leen maître nageur bi dina leen jox dina leen expliquer consignes yi fi am si plage bi yëpp ba di nga sangu ba ñibbi te du am benn danger donc loolu laa leen di conseillé et puis ñi nga xam ne ay seen doom ay xale lañ ñu bañ leen bàyyi ñuy ñëw dimanche si plage bi parce que dimanche day déborder ak samedi donc nag ay cas lu nekk fi am donc loolu pour ñu moytu ko il faut que seen i parents yi aussi xam li ñuy wax ak ñoom wax leen ne leen kat bu ngeen demee plage à partir de lundi ba vendredi defe naa ça va mais dimanche bi ak samedi ñi nga xam ne amuñu temps ak ñi nga xam ne dañuy liggéey wàccu weekend bi ñoom ñoo fiy profité ñëw te day am ay cas yoo xamante ne honnêtement gënaluñu mais ñun duñ ci mën dara donc ñu ngi leen di ñaan daal luñ ci mën bàyyi seen xel seen njaboot yi ñu di leen sensibiliser d'abord ñoom balaa ñu ñëw si plage bi d'accord merci beaucoup. ñu ngi lay nuyu bu baax comme ni ngeen ko déggee bu baax bain de nuit bi nekk na loo xam ne vraiment gën naa kii maître nageur yi donc ñu ngi leen di ñaan bu baax ngeen bàyyi ci xel vraiment te xam ne maître nageur yi à partir de 19h ñoom seen part de responsable yëpp dañ koy dégager merci beaucoup kon alors comme ni ngeen ko gisee li ñu leen indi woon tey ci nga xam ne moo di les vacances à Tektal TV ñu ngi leen di nuyu bu baax encore di leen bëgg ci contentement bi nga xam ne moom ngeen am envers seen chaîne YouTube bi nga xam ne moo di Tektal TV alors suivez-nous ci notre chaîne YouTube Tektal TV Sénégal Facebook Tektal TV officiel ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen bëgg te di am contentement di nuyu waa Thiaré Azur yëpp di leen bëgg vraiment waa Kër Massar waa Pikine bàyyi ma kenn yéen ñëpp ñu ngi leen di bëgg merci beaucoup et à la prochaine